ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala bokk ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. Le point de la rédaction sur Sunugal 24 mbokki internet ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaan teewaat fii fas yéene faram-fàccee def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi am ci semaine bi tey la samedi nag dañuy def récap ñu fas yéene waxtaane li xewoon Ndingler waaye dinañ ñëw également ci marche bi nga xamante ni waa aar la ñu bokk amal nañ ko démb ci àjjuma ji Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax yow laa ci àndal. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte rek à chaque fois di ñëw fii di waxtaanee lépp loo xam ne actualité la. ayca di ma ko waxee ci ndorteel bi Moustapha dañu koy dooree ak li xew Ndingler ci diggante habitants yi di ay paysans yi dëkk foofu ci diwaan boobu ak ki nga xamante ni moom mooy président directeur général di bu Sedima di Babacar Ngom donc moom kii la ma tudd léegi dem na foofu nga xamante ni moom mooy Ndingler ci àjjuma ji ànd ak délégation waaye tamit fekk na fa ñi nga xamante ni ñoom ñooy administration bi nga xamante ni moom mooy administration locale bi nekk foofu ngir ñu amal ay waxtaan jëmale ko ci suuf soosee nga xam ne jur na coow lu bëri ba li nga xamante ni moom moo ca xew nag mooy kii di Babacar Ngom daal di leen wax pour ñu mën fa bay ren ji maanaam nawet bi mais bu déwénee dañ koy delloo loolu nga xamante ni moom mooy suuf si maanaam daf leen ko abal waa Ndingler nag di baykat yooyu nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofu daal di nañuy bañ loolu ba tëdd ca naaj bi mu mel ne pënd bi wureegul Moustapha ci coow loolu nga xam ne si ni moom moo am foofu ca Ndingler. waaw loolu la ñuy jàpp dañuy jàpp ne pënd bi wureegul te des na parce que coow la loo xamante ne yaakaaroon nañ ne bu si ministre de l'intérieur dugalee loxoom dina am lu mu wàññi waaye dañoo gis tey dañoo xëy rek à notre grande surprise ñi ko titré yëpp dañoo wax ne ab lajj moo ci am. lu tax ñu ne ab lajj moo ci am parce que bu fekkente ne ministre bi dañ ko dépêché woon mu dem seconde ji beneen naataango ministre am di Abdou Karim Fofana pour ñu saafara problème boobu te ni ñu mujjee mooy proposition bi ñu yóbbu woon waa Ndingler dañ leen ne ñett maanaam hectares yi nga xamante ne moo indi problème mu toll ci 75 wala 80 hectares nañ leen ko aal ren ji ñu bay ci. bu ko defee bu déwénee moom mu nanguwaat ay parti suuf soosu. waa Ndingler bañ parce que loolu bu ñu ko nangu woon dafay mel ni kon donc c'est une bataille perdue d'avance parce que ren ak déwén sorewul donc ku la ne yéen a ko nangu ren kon déwén da ngeen di pousse parce que yéen a ko nangu woon daaw pour ñu may leen ngeen bay. et je pense que loolu moo tax xam naa ñoom dañoo conscient ci loolu xam ne kon comme ñoo ngi xëccoo boo nangoo ku la aal rek ça veut dire que moomoo ko wala amoo ci droit yu bëri et proposition boobu ñëw bu nag man dama yaakaar ni. waroon nañ mën a xam ne askan woowu duñu ko nangu bu ñu amoon gis-gis tuuti ci mbir bi gis ni muy évolué woo nit koo xamante ne dafa jàpp ne lii maa ko moom nga dem bañ naan dañ la koy aal loolu soo ko nangoo da nga dañuy wane ne yow kon lii moom moo ko woon et beneen gis-gis bi ma ci am rek mooy taxawaayu Aly Ngouille Ndiaye ci biir mbir mi wane ne aussi rek jamono ji fekkoon premier ministre am na xam nga jamono ji dañuy avancer dindi bi mu dindi premier ministre dañuy avancer à chaque fois rek histoire dañu jox raison ñi nga xam ne dañ ko yàgg a kaas parce que gis nañ ne dëkk yu mel ni suñu réew mi moom bi mu koy dindi Macky Sall daf na woon daf koy dindi parce que dafa bëgg mu am benn gaawaay benn fast track boo xamante ne dossiers yi di mën di gaaw voilà parce que primature doon na nekk benn escale boo xam ne ay dossiers dañ fa daan taxaw du ñu yegg ci moom ak yooyu yëpp bu ko dindee nag léegi benn ligne directe lay doon boo xam ne day citoyen bi ak président bi dootul am dara dox seen diggante mais problème beneen bi ñu ci gis mooy président nit kese la institution la mais nit kese la munoo dajale soxla sénégalais yëpp ak yëpp te bu ñu avancé si biir débat di nga gis lu tax poste premier ministre boobu dindi ko bi bëri na si li nga xam ne moo ko sooxeel actuellement ci réew mi ni mu sooxee waaw conséquences yi yu mu def ak yooyu yëpp bëri na nu mu ko sooxeelee mais je pense que daal mbirum Ndingler bi jàpp naa ne daal approche bi ñu indi pour faj ko doon approche bi gën war nañ mën a jooyantuwaat ban approche li nga wax foofu dama la ci fekk ci poste premier ministre boobu ñu supprimé mu mel ne que ci même problème yi am même en dehors de Ndingler am na yeneen problème yoo xam ne si mi ngi am Sénégal mais doo xam fan nga koy situé doo xam kan moo war a régler problème bi. waaw loolu xam nga waa SYTJUST dañoo am seen problème mooy syndicat bi ëmb ñi nga xam dañuy liggéey ci wàllu yoon yàgg nañu semaine bu jot rek ñu xàppatiwaat beneen mot d'ordre de grève bu bees fu ñu toll rek ñi ngi grève jamono ji mais ñooñu boo leen dégloo bu ñu wax ñu ne jamono ji fi Boun Abdallah Dionne nekkoon doon na leen dalal sax di leen expliquer xam nga ki lay dalal nga déglu ko au moins moo gën ngay daw di topp sa ministère tutelle
pour sa ministre de tutelle pour mu déglu la te mënu laa déglu wala amul sa jot wala nekku fi or premier ministre dafa doon def ay conseil interministériel dajale bu yenn problème amee comme problème mu xareek yooyu yëpp dafa daan chaque fois dafa daan ñëw di seconder ministère su coow li demee ba ëpp doole ak ñi nga xam ne dañu am ay front coowal gàddaay yi ak yooyu yëpp lan moo waral actuellement sax benn moment da nga dem ba gis ne Aly Ngouille Ndiaye dafa xaw a jël rôle genre premier ministre entre guillemets bu muy xaw a joué waale coowal gàddaay dañ ci gis il joue le sapeur-pompier chaque fois moom mooy jéem a dama di ko joué suuf waaw te loolu dafay compliqué ci ku xam ministère de l'intérieur ni mu doy donc loolu lépp bu ñu ko defee je pense que daal failles yi ba léegi mi ngi wéy di dem te loolu c'est dommage bu fekkee ci Ndingler gi ki nga xamante ni moom mooy Babacar Ngom bi mu demee tamit moom waxul benn yoon que ni dafay restituer terre ya mu mel ne que ni tamit loolu communication la tuddul benn yoon li nga xamante moom mooy restitution des terres prêt la wax mais nag comme moom di dem ba ñu lay abal loolu tamit mën na indi problème bu. non moom il a été clair moom il a été toujours droit dans ses bottes parce que moom wax na ko fi bi muy def conférence de presse bu mag boobu nee na suuf yi su demoon ba koy delloo sax waa Jilax la koy delloo mais du ko delloo waa Ndingler xalaatul delloo suuf yi donc ce qui veut dire que moom fi mu campé foofu la campé léegi nag bu fekkente ne yow da nga bëgg a lijjanti benn mbir nga bëgg benn parti bi cédé beneen parti bi du cédé problème day am. pour man il faut que Babacar Ngom nangoo séddee waa Ndingler tamit nangoo séddee bu ko defee juboo maanaam il faut que ay concession am ku nekk nangoo am loo bàyyi xaw ma nag nu muy demee soit moitié lañ koy def kii bàyyi moitié kële bàyyi moitié ñu jël ko kii wala ñu diviser ko mu séddee moitié bi ñee dem en tout cas la war nañ mën a xool format boo xam ne dinañ ci waxtaan ku nekk gis sa bopp parce que moom titre foncier la am bon ñëpp contesté nañ ñu bëri contesté nañ titre foncier boobu ñu bëri kaas nañ ci ñu bëri wax nañ ci mais ku nekk sa gis-gis nga ci joxe ak sa xalaat nga ciy demee lépp lu bu dee wàllub yoon la ñuy waxee ak wàllub droit moom foofu. moom foofu moom am na kayit yu leer moom kayit yu leer la am. donc kayit yu leer la am nu mu amee kayit ak yooyu yëpp ay débat la yoo xamante ne suscité nañ ko. maintenant léegi waa Ndingler nag ñoom ñi nga xam ne ñooy peuple autochtone bi fa dëkk ñoom tamit di réclamer loo xamante ne seen legu maam la seen maam jee leen ko bàyyal. donc mënoon mbir moo xam ne tamit c'est un peu compliqué c'est pas un peu compliqué c'est très compliqué. donc face à ce problème nag pour man. foog nag ku nekk nangoo am loo bàyyi mais bu ñu bëggee bàyyiloo waa Ndingler te Babacar Ngom du bàyyi problème dafay am il faut que Babacar Ngom nangoo bàyyi waa Ndingler tamit nangoo bàyyi donc il faut ñaari parti ku nekk def dara waaw ku nekk def dara am na ñoo xam ne dañ naan dañoo catégorique dañuy ñëw ne Babacar Ngom na delloo suufu jàmbur yi nag dañoo catégorique delloo ko mais lépp lu ci mënta am rek pour man nañ fexe ba parti bu nekk am loo bàyyi parce que lépp lu ci mënta am ñaari doomu réew mi la Babacar Ngom du chinois du japonais du anglais donc nañ jéem a fexe nu ñu waxtaanee rek ba ñaari parti te delloo boobu sax problème bi li koy ci indi mooy que Babacar Ngom moom déjà jot na investir foofu lu toll ci 1,5 milliard mu mel ni que ni pour mu delloo waat suuf si ñàkk loolu nga xam ne si ni investir noonu nag fi day xaw a doy waar Moustapha donc xam naa noonu la ñuy jugee Ndingler ñëwaat fii ci Dakar dem ba fële nga xamante ni moom mooy place de l'Obélisque marche bi fi amoon na ni ki démb ci àjjuma ji ñu fas yéene ci taxaw tamit def ci ab jàngat ginnaaw bu ñu gisee nii bëri woon na ñu ñëw def ci marche Moustapha ci li nga xamante ni moom mooy place de l'Obélisque mu mel ni que cause yi bëri woon na fa trop mais ba ñu ñëw ci cause ñu ñëw ci marche bi en tant que tel marche est-ce que jotul ñu changer format bi nga xamante ni moom la ñuy defee léegi ni ñuy ñaxtoo pour ñi nga xam ne si ñooy ñaxtu mën leen gën a dégg parce que format bi dafa mel ne depuis jamono yàgg na trop moom la ñuy utiliser te mu mel ne bu ñu ko defee tey bu subaa rek ñu fàtte ko. xam nga format manifestation marche dafa am luñ koy mesurer mooy mobilisation souvent loolu la ñuy njëkk wax parce que boo génnee li ñuy njëkk titré mooy ils ont réussi le pari de la mobilisation ñu bëri loolu la ñuy wax ñu ne marche bi kenn nekk fa woon ça veut dire que donc marche bi dafa échoué donc rares sont les personnes yoo xam dañuy focaliser discours yi jóge ci boobu ci ñi doon marché wala yan nit ñoo doon marché démb mais li ñuy wax rek mooy nit ñi ñëw nañu wala ñëwuñu bu dee côté nit boobu lañ koy analyser dañuy jàpp ne nit ñi des na waaw parce que boo suivre marché bi gis ne da ngay xam ne donc nit ñi des na donc comme nit ñi des na nag cela ne veut pas dire que marché bi dafa échoué parce que lan moo doonoon seen objectif mooy ñoom ñi nga xamante ne dañ marché moo leen taxoon a jóg te ñu doon def marché ñi dégg leen te boo fa demee da nga naan Sénégal gi yëpp am problème Sénégal gi da nga naan Sénégal ay problème kese la parce que bu fekkente ne waa rajo Africa 7 ñëw nañ waa gàddaay yi ñëw nañ waa mbaaw yi ñëw nañ ñëpp côté yoo xamante ne vraiment tous les secteurs de la société confondus ñëpp daje fa ku nekk di wax li la metti et je pense que loolu lu am solo la parce que il faut que tamit ñu bàyyi nit ñi di génnee nekk seen xol yi mbas mi jaar na fi
mi ngi fi ba tey ñu tënkoon nit ñi kenn mënul génn ñaxtu kenn mënul def dara ñu bëri yaakaar nañu marche bi kenn du ko autorisé donc lii dafay doon loo xamante ne mbir mu normal lay doon ñu bàyyi nit ñi ñu exprimer wu joxe seen avis maintenant autorité nag recevoir message bi buñ jàpp ne rek ñoo xam ne benn groupuscule ñoo dajewoon fële place de l'Obélisque wala fële ci fi ñu doon defee marche bi di ñaxtu nañu recevoir message bi décortiquer ko képp ku fa ñëwoon ak say mbébét bon képp ku fa ñëwoon ak say ñaxtu suñ ko mënee saafara ñu jéem luñ ci mën suñ ko mënul ñu jéem leen ki nga xamante ne moom la ñu war a waxal ñu jéem a fexe nuñ ko gisee wax ak moom su ko defee amaana rek mën nañu am saafara ci yenn problème ni nga ko waxee noonu la mais ak bi ma lay poser question bi ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy marche bi maa ngi lay wax ci cause yi nga xamante ni daje lañ ko fi indi ko fa mu bëri lool pratiquement kenn mënul xam ñaata point ñaata cause la ñu indi foofu ca marche boobu loolu tamit du indi ak réero ci objectif marche bi nga xam ne si li tax a jóg marche bi. je pense que kii dafa ñëw pour Ndingler kii ñëw pour gàddaay kii ñëw pour littoral keneen ñëw pour leneen. keneen ñëw pour ñu fay ko ay salaire am est-ce que le problème yooyu yëpp du indi ak pëccaxoo jaxasoo ba nga xam ne si nii même ki war a jël message bi muy autorité bi sax day am problème day ñii ñooy ñan lay wax. mais xam nga lu tax ils étaient obligés ñu def noonu xam nga lu tax lu waral loolu mooy. tey jii imagine toi waa gàddaay kese ñu ne dañuy dem marche nu ñuy doy ñetti nit lay doon mbaa ñeenti nit waa Ndingler dem ñoom kese dañuy marche nu ñuy doy donc ku nekk na nga amoon benn groupe de personnes yooyu représenté ñoom ñu daje fa pour ñu dajaloo def benn groupe boo xamante ne amaana nit ñi dina gën a fës boole doole yi donc et puis boole doole ba pour man lu jar a rafetlu loo xamante ne ñi ngi ko defee sous la houlette de FRAPP bu ñoom Guy Marius Sagna je pense que ñoom ñoo coordonné lépp ñoom ñoo def communiqué ak yëpp ci FRAPP la doon bàyyi ko foofu la ñu doon defee conférence de presse ak yëpp donc di loo xamante ne pour man démarche bi mën nañ ko comprendre parce que ay groupe lañ yoo xam ne ku nekk da nga am lu la metti nga def ko mais côté négatif bi rek mooy xam nga bu ñu waxandoo duñu dégg kenn. bu ñu yuuxoondoo duñu dégg kenn. waaw foofu nag la danger bi nekkee parce que waxandoo nañu ñëpp mais finalement kan ngay déglu. waaw. foofu la problème bi doon nekk loolu mooy problème bi. moo tax du doy comme ñëpp génn loolu nañ ñi mais nañ seet beneen format wala beneen technique wala beneen astuce wala beneen moyen boo xam ne bu ñu ko utiliser amaana bu ñu ko defee dinañ am fenêtre boo xam ne dinañ jàkkaarloo askan wi ñu dégg leen ñu wax li nga xam ne moo leen naqari mais su fekkente ne ci marché bi kese lañ basé woon bu dee court comme la c'est bien ñu déglu leen ci cité leen ñi ñëpp ñu xam ne ñii kat def nañ benn pas pour nit ñi dégg leen xam ne am nañu leen métti mais bu weesoo angle boobu rek je pense que dafay jafe ñu gën a mën a jël en charge seen i mbir tamit marché warul tax ñu fàtte képp ku fa am problème nga xam sa autorité sa interlocuteur nga dem wax ak moom et c'est très important. mais après marche yi aussi il faut ñu def ay démarches. pour dem ci gis loolu laay wax nii mooy message yi bañ a yem ci marche bi rek ñëw ñu tàllal ma micro ma wax nit ñi yuuxu bu ñu ma jógee foofu jeex na après man du ma defaat beneen démarche pour mën a dem ci autorité bi pour ñu mën a faj problème boobu noonu. xam nga marche lan la da ngay fësal. waaw expression de mécontentement la da ngay fësal li la naqari wala sa désaccord désapprober quelque chose da nga koy fësal loo xamante ne. yow da nga naan lii man d'accorduma ci nga fësal ko fësal nga ko ba pare demal fi nga war dem nag nga won ne ñii ñooy faj sama jàngoro. xam nga boo waxee ci pénc mi ne man damaa feebar ci table lay maanaam lañ koy fajee. Thomas Sankara doon na wax naan on ne guérit pas une maladie en prononçant le nom du médicament. doo taxaw rek nga ne non man damaa feebar mais da ngay jóg kat après feebar nga askan wi xam nañ ne da ngaa feebar. baax na di nga tax docteur bi la mën a faj dina la dégg waaye tamit baax na yow tamit nga jóg dem l'hôpital ñu faj la kon mi ngi noonu Moustapha xam naa dañuy daal di jàll ci leneen bala ñuy tëj muy fàttali résultats yi ñu am tey jii ci samedi bi yemoo ak 18 juillet donc tey jii 790 tests la ñu réalisé 125 yi ñoom ñoo nekk ay cas yoo xam ne si ni positif la mooy ñoo xam ne si ni am nañ ci jàngoro ji 76 la yoo xam ne ay cas contact suivi la ak 49 cas communautaire 50 wér nañ ba ñibbi ci seen njaboot donc 45 cas grave la ñu am tey 45 cas grave bi ñu ngi yokk rek Moustapha tey 45 la ñu am bëri na de ci bu ñu gisee suñu plateau médical bi koy doy na waar ay 20 lañ doon jóge ñu naan bëri na ba fi ñu toll ñu ngi 45 suñu médecin yi xam naa jamono bi moom non doy na waar kay doy na waar ñoom koy ñu jar a jaajëfal lañ waaw vraiment am na ñetti ñoo xam ne si ni ñàkk nañ seen bakkan démb ci mbas mi ba tey ñuy ñaan yàlla mu xaare leen àjjana di ko jaale également seen ay mbokk bi mbas mi duggee ak léegi nag ñu def bilan général bi donc 8669 cas positifs la ñu am 5859 lañ ci faj 163 ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan 2646 ñoom ñoo nekk sur traitement Moustapha loolu lañ fi am ci ay résultats ñu ko doon fàttali suñu mbokki internet yi nga xam ne si ñooy safoo di seetaan Sunugal 24 looy tàggatoo ñu yëkkati jotaay bi
waaw li may tàggatoo rek encore une fois mooy liñ démarré bi ñu dugg ci coowal suuf si. mooy mbirum premier ministre bi. gis nga pour man njiitu réew mi war na ko mën a dellu si waat parce que population bi askan wi. ji moment où sax ñi ngi wax ne mi ngi bëgg a defaraat gouvernement bees ak yooyu parce que pour man askan wi ñoo ciy gaañu mais moom sax occasion la pour mu rectifier ko parce que benn dank fanaanal la boo xam ne li muy campagne da koo dankoon rek te waxuñu dara buñ ko falee rek la dóor arabe gars yi wàcc mu bett ñëpp musu koo waxtaane musu koo sax dafa trahison la parce que diggewu ko woon kenn waxu ko woon kenn xalaatu ko ñu fal ko rek mu rocc poste premier ministre yaakaar bu ko waxoon nag dina ko coûter cher dina indi problème parce que ñu bëri nañ xam ne dëkk bu amul premier ministre day am problème déjà moom il n'a plus de fusible premier ministre rôle boobu la doon joué balaa ngaa jot si président nga jaar ci moom et dafay am solo parce que xam nga tey li tënkoon xam nga mi ngi ubbaat benn débat sax li tënkoon ci premier primature moo bëri mi ngi noonu dafa bëri ay agence yoo xam ne si am doole surtout ay descos mais yoo xam ne si nii ci primature la ñu dem directement léegi nga tekki leen rek ñu wutali ci présidence donc xam nga dafay compliqué président benn nit la et je pense que war na mën a rectifier tir bi bu ko defee ñi nga xam ne ñëpp dañoo am lu ñuy ñaxtu wala lu ñuy naxaral seen ministre xam nga des fois nga am lu la metti nga am problème ak sa ministre su boobaa kan moo daan ñëw premier ministre moo daan ñëw taxaw di leen atte mbaa mu lijjanti problème bi dama la jox exemple waa justice bi ak seen ministre nee na dina leen recevoir lundi mais ñaata fan lañ topp di daw pour mu recevoir leen mu lànk su premier ministre nekkoon ba léegi recevoir na leen ñu xool lu ñuy def donc bëri na ci secteur yoo xam ne da nga fay dem ministre bi am problème ak ñenn ñoom ne soit da leen recevoir problème am jeex na donc premier ministre amu fa président doo si jotee noonu surtout période mbas bi ñu nekk war na koo indiwaat loolu laa yaakaar ne buñ ci taxawee rek mën na changer dara ci gën ko yaafal mën a gën a yomb gën a liis gën a tax gën a yomb effectivement ayca kon mi ngi noonu mbokk yi internet yi foofu la ñuy daal di yëkkati jotaay bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee le point de la rédaction ñu amoon mbégte lool doon leen ko dictel man ak Moustapha di leen jaajëfal bu baax ci topp bi nga xamante ni yéen a ngi koy topp suñu ay programme di jaajëfal également Biggy Jackson moom mooy le technicien bi nga xamante ni moom moo tax image yi di rafet nii benn nit ñetti caméra maa ngi leen di jox dig daje ba altine incha allah jërë ngeen jëf. xam na ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yittewoo mën ngeen ñu jot ci 77 298 65 79 wala boog ci 76 452 72 67 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax